asalaamaaleykum yéen mbokki internet yi rawatina yéen ñi baaxoo ànd ak ñun fii ci Baol Média Production tey nag ñu am mbégte ak kontante dellusiwaat ak yéen fii ci seen émission sama mbër di dalal xale boo xamante ne nii dama ko naan ñoo fowandoo ndaxte bi mu daje ak Pape Mbaye fii la ma fekk sa combat ak trompeur fii la ma fekk bi ngay daje ak B52 fii la ma fekk sa combat ak Sandrep dem ba tax ñu koy woowee le phénomène du Baol fii la ma fekk. mu nekk xale boo xamante ni su bako mu neex su bëree mu neex kooku mooy kan le grand champion Armé numéro 2 bu Rock Énergie Armé ñoo ngi lay nuyu. waaw alaaji maa lay fay di wax ginnaaw bi ma sant yàlla sunu borom maa ngi sant sama ñaari waajur di santaat sama papa di santaat sama yaay di santaat sama papa di santaat sama yaay di sant sama mbokk yi ma toogal fii yëpp sama am di jaam tamit. maa ngi sant bu baax a baax di leen sant sama maman tamit maman Fatou maa ngi koy sant bu baax a baax amu fa yam. ñu béy la nga nuyu ak téléspectateurs yi lay seetaan ci Baol Média Production. waaw di nuyuwaat rek di santaat ñëpp rek di santaat yàlla sunu borom di julli ci yonent bi teet bi di santaat sunu ma ñaari waajur maa ngi sant sama mbokk yi ma fi toogal sama am di jaam tamit di sant tamit waa Parcelles Assainies rawatina unité 7 bi ma dégg. di sant waa Bawol gépp rawatina waa Réfane nga xam fi laa juddoo quoi di sant sama papa yi ku ci mel ni père Aliou père Maam Youssou Xamba ak sama papa Bekaay Diouf ak père Cheikh Neymar ak père Thieli ñoom Maam Latine Baye Souley xam nga Baye Bakar ak Aliou Pen quoi maa ngi koy sant bu baax. Armé sama laaj bu njëkk mooy balaa may ñëw ak yow ci sa combat stade damay def un peu retour au bercail maanaam ñu delluwaat Réfane. tey bu ma doon laaj sa combat yow ak trompeur bi ngay ñëw ci combat bi pare nga physiquement pare nga en forme aussi yàlla dogal def liggéey nga jële ci défaite tey ndax jotul tey Armé jaar revanche ak trompeur. waaw alaaji waaw li nga wax dégg la mais xam nga lamb moom loo gis lu nekk boo ci amee ndog rek boo fa jëlee ndog-ndog rek moo lay def mbër lépp loo nekk ci àdduna te amoo fa ndog-ndog rek. bu jàpp naa ne loolu moo mën a tax pour yow nga mën a nekkaat nga xam yow fi ngay teg sa tànk quoi mën naa défaite boobu ñu amoon Bawol fekk nañ suñu dynamique suñu victoire xam nga ba yàlla dogal te ñoom ci défaite boobu yàgg naa ne bu taxee sax nekk bu nekkee mbër tey jii sax défaite boobu moo tax ñu nekk mbër quoi waaw. mais est-ce que jamono boobu amoon nga conseil technique wala staff bi nga am tey jii ndax jamono boobu mu ngi woon ak yow. non jamono boobu moom mën naa ne. actuellement staff bi ma am bokk ko nekk staff boobu parce que xam nga jamono boobu da doon nekkoon ci école genre école laa ko jàppoon quoi ñu dama doon tete quoi mais actuellement nag staff bi ma am na moom macha allah wax dëgg naa la ci ay conditions yi ci loxo yu wóor peng ci laa nekk actuellement nii. ba léegi sa combat ak Pape Mbaye bëri na ñoo xamante ni ñoo ngi koy contesté ñi naan Armé moo daan ñi naan Armé daanul loolu ban éclaircissement nga ciy andi. waaw xam nga yow mii su ma jumu sax yow yaa ngi ci calaamu jësur boobu. mais xam nga loolu lépp ay mbapat la woon quoi parce que mën naa loolu man jàppee ma ko sax ay kii dama ko jàpp ne fa yoonu wu ma woon naa jaar rek parce que yooyu yëpp moo ma jàngal tey que tey ma dem ba tey foo dégg Armé xam nga def naa combat yooyu moo tax tey gars yi moo loolu mais xam nga rek waaw Pape Mbaye moom dama ko daan gars yi mais nag dara lam moom noonu la demee lam moom daa baaxoo ak coow quoi noonu la demee. vraiment nii moom waaw. dama koy ñaanal moom tey mu ñëw Dakar tamit di xam nga di ko wane boppam quoi parce que il est temps que tamit mu ñëw fii tamit di ko wane boppam quoi. kon mu ngoog mbokk yi ñoo ko déggandoo mais Armé tey nga nekk fils de Réfane ñuy dégg ay écrits comme école de lutte Bada Dione ñu gis ay écrits comme école Bawol Mbooloo ak écrit Bawol te gisuñu Armé nekk foofu lu waral loolu. waaw soo war naa ci tamit aussi ci question bi nga ma laaj parce que coow li bëri na quoi ñu ngi ne Armé lan moo tax mu bàyyi fii tamit ay écrit Bawol. man écrit Bawol ku ci mel ni Cheikh Anta président écrit Bawol mooy sama lépp samay combat yëpp ma bëri Dakar yëpp moo ko dox ku ci mel ni tamit sama papa Bada Dione tamit mënu maa jël combat te expliqué wu ma ko tamit mais nag dafa fekk ne man damaa dégg parcelle te kon bu nga yeewoo tamit nga xam ne tey saa yu ma yeewoo ñoom laay gis tamit aussi xam nga ñoom mënu maa fi bàyyi seen kii tamit xam nga di dem ci yeneen écrit quoi tamit aussi yaa comprendre mais. avant may ñëw ci écurie Rock Énergie ñoom ñoom andi sax écurie Rock Énergie ku ci mel ni sama papa Cheikh Anta ak Bada Dione quoi waxtaan nañ ci ñoom ba ne ma amul benn problème quoi pour yi nga xamante ne nag seen supporters yi nga xamante ne xëy na comprendre loolu ñu xam ne man aw ma ak ñoom benn su ma neexoon tey am combat damay dem préparer écurie Bawol su ma amoon combat su ma neexoon mën naa ko dem préparer écurie Bada Dione loolu amu ci benn kii wax dëgg naa yàlla
mais nag yéen booy yi nga xamante ni tamit xëy na comme gis déglu ma wax ci tamit dañ koy am nu ñu ko gisee mais ñun drapeau Bawol moo ñu yor ak drapeau Parcelles mu leen présenté quoi leneen ñoroon quoi ñoom bu ñu taxee bu nekkee ay mbër ginnaaw yàlla ñoom ñoo tax ko ci mel ni Samp ba Mbaye Diouf ñoom lañ doon gis ñu doon bëree bu ñu jógoon Dakar ñëw foofu dañuy dem kenn Mbaye Diouf yi mu ngi tegal foofu ay xambat di ko mel ay tàngal ñuy mbapat foofu ci bëree quoi ñooy gën a poussé tamit waaw ñu leen sant bu baax tamit wax dëgg naa la parce que bu ñu bëggee làmb ginnaaw yàlla tey ñoom naa tax ñu bëgg làmb quoi. saison bi passé ban combat moo nekk combat bi nga xamante ni moo la gën a neex ci làmb ji en intégralité. waaw saison bi passé waaw def naa combat la kii combat boo ñaakale Lac de Guiers neexoon na ma quoi parce que waaw maa ñaay poids lourd la tamit aussi te bëri nañu tamit aussi quoi waaw def nañu fulla ak fayda tamit. balaa may ñëw ak yow ci arène parce que ku jógee village di nga ñëw arène loolu la ñëpp di rêvé balaa may bëgg ñëw ak yow arène dama bëgg nga décrire ma un peu palmarèsu armée parce que ñàkkul ñoo xamante ni ñoo ngi seetaan armée te tey xamuñu kan mooy armée réellement. pour Bawol quoi waaw Bawol moom xam nga mun naa ne bëri na fa ak yéen combat yoo xamante tey moo la gën a ëpp tey ñu ñëw fii quoi comme ma la ko waxee ñu jàppan koy affaire yi mbapat xam nga mais bëri nañ fa ñu mel ni ay ñoom Pape Mbaye ay ñoom Ahmed Lacrose xam nga ay ñoom trompeur ay Soga Door xam nga ba ci Sandrep ñoo yëpp xam nga ay combat la yoo xamante nii xam nga combat yi ñu yoroon la tamit aussi jamono boobu waaw mais doon dara nag doon kii rek pour ñu xamante ni mënuñoo trouvé ba gars yi mënoo bàyyi xel ba mën a ñëw Dakar te yaakaar naa tamit nag bi ñu ñëwee Dakar tamit avant ñu ñëw Dakar sax sunu lépp yomb na quoi parce que avant ñu ñëw Dakar gars yi xam nañu quoi te lépp bëri Bawol moo ko waral quoi. kon mu ngoog mbokk yi foofu laay jaaree ànd ak sama réalisateur ñu dem ba ci seetaan combat armée ak As Gawane fii ci arène nationale soog a dellusiwaat si plateau bi. waaw 4 mai 2019 armée moo nekk noonu ci géew bi féete gauche moog As Gawane armée rek leen si la jóge As bu la neex nga ne bàcc seeraas laayee ko ndi daje armée jël na ko waay yow bañ na. ndongo longongu bakkan ya As Gawane nàcc na arma daan na ko armée ngi taala armée daan na ko armée bu Rock Énergie reefan la dëkk voilà mbokk yi ñoo ko gisandoo armée tey lan ngay wax ñu les daan sa combat yaak As Gawane combat bi métti na neexoon na. waaw combat boobu combat bu bëri woon coow la combat la boo xamante mu naan As Gawane moom mu jiitul ci làmb quoi ba muy bëree boobu takuma sax ngem di bëri ñi may bëree Dakar seetaan naa ko ay combat am ay troisième combat yoo xamante nii boobu maa ngi stade ma jël ko ñëpp naa ma carrément booy bi moo la mën ak moo la doole ma am sama ngëm-ngëm ak sama entraînement xam ne man amul mel ni su ma demee bay ragal As Gawane wala ma gëm ne man mënu ma daan As Gawane barke alxuraan ma bàyyi làmb moo tax combat métti mën ko na yomb booba quoi bëri nañu presque ba am xam nga ay 15 minutes dem nopp lu dikkaat naan ndox xam nga waaw dem ardo xam nga ci lew sit doo ko jeexee noonu gayeen mais ba léegi dañoo gis benn stratégie ci armée mooy saa bu arbitre sifflé rek armée day dem loolu lan moo koy waral loolu armée lu mu tàkk la wala lu mu nan la. non nekkul nag loo xam ne lu ma tàkk la parce que ñun boo gisee fa nu juddoo rek ñëw Dakar quoi parce que Bawol kenn xam ne boo nekkee Bawol di nga xëy di dem di béyi di nga dem aussi tamit ci àll bi di sàmmi boo demee nag ci àll bi di sàmmi nag ku nekk ngay dajal quoi yaa ngi di nga day ku la ëpp doole di nga dégg sa morom te xam nga jamono boobu rek ci fi xale rek ku la ëpp doole ko ne la koy bëgg woon quoi loolu nag mënu épouse bi nekkee xale tamit aussi waaw jàppal bàyyil yooyu xeex jàppal bàyyi moo tax man gëmu naa sama même morom mooy taxaw ci digg làmb rek gëm naa ne moom amul sax sikki saaka damay ñu sa kaw loolu loo xamante ni lu nekk ci man la quoi lu nekk ci man la waaw. mais balaa ma ñëw sa combat ak Blindé damay delluwaat tuuti écurie Rock Énergie un grand champion comme Modou Lo dafa yeewoo ren ñu gis écurie Rock Énergie 5 premières mbër yi fa jógee yëpp dañu jógee ci défaite yow yaay nekk 6e mbër bu fa jógee suñu borom may la victoire
loolu nag nga ko dundee bi ngay préparer sa combat ak Blondy. waaw nekk na loo xamante ni tamit lu difficile woon parce que tamit ñoom ñi ñàkk ñu ngi doon ñëw entraînement ñu ngi doon def leen war lépp xam nga lépp loo xamante ni bu doon affaire entraînement rek moo doon maye ndam rek ñoom def nañ ko quoi ba mu sekk xamuñu qu'est-ce qu'il y a quoi tamit aussi xam nga mu ñëm ba presque ma nekk 6e personne boo xamante ni war a génn xam nga waaw loolu dafay métti quoi mais nag lépp ñu delloo ci yoxo yàlla suñu borom. préparation métti tamit ñu di may préparé comme ni ñuy préparé Modou Lo ku ci mel ni sama papa Khadim Gadiaga ak ku ci mel ni sama papa Pape Mbaye ñu entraînement yu méttee ma ne ko père mu naa ma ne ko bu dee damay dee sax wallaahi wal asim defet du ma ko andi du ma ko am bu dee sama bakkan foofu laa koy tayle sax ma dem ma gënaloon ma dee barke alxuraan ma gënaloon may ñàkk am victoire barke alxuraan sur boobu moo tax mu demee noonu quoi. mais aussi un grand champion comme Modou Lo tey ñu koy dénommé le roi des arènes di yeewoo ci école de lutte ngeen mën a teg les 5 combats ñëpp am ci défaite loolu aussi nekkul benn tuuti handicap. waaw d'accord parce que boo gisee li nga wax ni sax gars yi ñu ngi koy wax am na ay yenn wax yoo xamante ni maa ngi ko di ñu koy wax mais nag lamb yi nag demagul fenn quoi mënoo dem ba jël première loolu dara man dama sangat la rek sax parce que tamit tey xam nga rek saison bi moom mun naa ne demagul fenn. li ma wax ñi ci des damay ñaan yàlla suñu borom ñi xamante ni am nañ ci combat ñi ci des ñoo xam ñu war a bëri may ñaan yàlla suñu borom may leen ndam ñi nga xamante ni amaguñu combat ñaan yàlla suñu borom may leen combat ñoom ci ndam ñi nga xam ne tamit ñàkk nañu tamit nekkul seen kii quoi ñaan yàlla mayaat leen combat ñoom ci ndam. yàlla dogal na sa combat ak Blondy nga jëlee ci victoire yan 5 mbër nga mën a citer ñoo xamante ni rêvé nga bëri ak ñoom balaa année ba tëj. waaw lamb ji moom bay na suñuy morom mais xam nga lamb tamit aussi booy bu la gisee nga nekk si yoon tamit booy xam nga mooy tuuti moo bëri quoi. mais si tel ma 5 rek mënul ñàkk aussi. waaw man moom xam nga ne man ragaluma loolu man ku ci mel ni ay Liss Ndiago mi sama morom la gaa xëy na moom njëkk a bëre sax mais na ñuy bëre. Liss Ndiago diisul sa kaw. waaw Liss Ndiago nag wax dëgg as gaawoon ko gën a diis. ak kanaat. waaw ku ci mel ay caatu fora waaw ku ci mel ni tamit aussi waaw ay caatu rëbës. waaw ay alliance Baldé yooyu yëpp samay adversaire la ñoo xamante ni war na ma mën a bëre ak ñoom quoi waaw. mais en parlant sa combat ak trompeur. combat bu dama ciy dellusiwaat chaque jour. parce que trompeur dafa nekk xale boo xamante ne nii. waaw phénomène la. waaw jour boobu bi nga ñëwee stade bari na ñoo xamante ni dañ ne woon tey armée moo amee victoire. andi nga lépp car macha allah mais suñu borom dogalu ko. ndax tey pare nga pour maanaam tabaski wala comme lu ci mel ni jàngu defal nga xam ne peut être lamb moom la ëpp lu ñuy daw moment bu ñu koy suivre foofu. ndax pare nga pour jëli sa revanche ak trompeur. kooku li may wax ci moom mun naa ne du bëri parce que ñun ay doomi Bawol lañu quoi bu dara Bawol lañu juddoo fa lañu xam nga fa lañu màggee ba ñëw fii itam ñu tollu bëri nañu reefan yàlla dogal mu daan ma loolu suñu borom dogal yàllaa ko dogal yaa ngi dégg ma nangul ko keroog dafa def benn sës boo xamante nii waruma sax wax quoi mais naay sul bu dul dara war naa xam ne Bawol la dëkk am na ñoo xamante nii dañu koy supporter ñu Bawol parce que booy sama supporter yi ñëw nanu ñoom ñeen ñee ngi nekk tribune B ñu nekk tribune B léegi ñu war a waaj pour mën a jaar pour dem mën a booloo quoi bi sama papa yi ñëwee di ko wax ak police bi saa leen bàyyi leen am problème ñu leen jàll moom moo daw ba ci pot bi ne gars yi duñu jàll. nga fa fi stade. wallaahi wala asim comment bi passé taxaw ba gars yi ni fa histoire ak ñoom saaga jàppal bàyyi te loolu mën a ñaaka gis nga nit li nga yéene sa bopp da nga ko yéene sa moromu jullit mu mel ne ci yoonam mu nekk sama yoon yaa may dégg man bàyyiwuma ko sa xel quoi na xam ne ñun ay ñun am na loo xam dépassé nañu ko quoi tamit aussi mais am na yoo xam ci rafetul quoi tamit aussi man su ma naree dem bay yéene doomu aadama lu bon wala mbirum bon ma ko yéene loo xamante ni naasul giñ naa ko suñu Saliou Mbacké yàlla moom ci dam dara mais na xoolaat ni muy doxalee quoi xam nga moom am na yoo xamante ni kenn moo ko doon a def mais pas moom même bu ñu doon reyante maak moom gën ci ma doon reyante sax bu ñëwee ba Dakar war naa mën a benn xar kanam mais pas yéen yi quoi mais keroog li mu daw li moo tax dama mu siis ne ko bari Sëriñ Tuubaa bëggoo ma daan mais damay daan bu ma ko joxee bool nag mooy bëre. barke alxuraan. pare nga. billaahi. précis moo ngi lay dégg. waaw na ko teg. Fallou Ndiaye moo ngi lay dégg. moom laa bëgg na ko teg bool ñu ma jël sama revanche. incha allah waaw boo sans frontière bi moom man gisaguma ci sama bopp wax dëgg naa la gisaguma ci sama bopp mais maa ngi ci nag mais nag gisaguma ci sama bopp mais nag xëy na bu ñu génnee suñuy preuve ba ci kanam xëy dañ ci gis suñu bopp quoi
waaw xam nga ñun mbir parce que mën naa ne am mënoon ñu ko am benn kii bi quoi benn temps bi dem di ay réunion booy seet ay président fans club ñoom war a am kii affaire yooyu quoi mais en tout cas daal moom gisaguñu suñu bopp daal man en tout cas gisaguñu sama bopp. waaw loolu yoon la parce que ñun monsieur le maire laay lancé appel parce que sunu combat bi paase bu combat bi ba éwee gisaguma ci sama bopp ci moom de te loolu du yoon yaa ngi dégg. moom war na te ba mbër buy jóge boobu parce que lamb léegi dafa metti da ngay am combat xam nga boo paree supporters yi ñëw mais xam nga ñu la jox ay bloc xam nga te am na ci ñoo xam ne ay élèves lañu xam nga amoon kii quoi yaa ngi dégg kon war na mën di ñu jàppale ci bloc ñun man moom sama affaire préparation non garaawul mais nañu jàppale rek nañu jàppale ci bloc yi quoi ci bee yi gayen nañu ciy jàppale quoi. parce que waaw loolu moo mën a kii quoi parce que ñun booy seet amaguñ dara ci kase yàlla seere na ne su ma la waxoon tey li may sama xaar def ko ci combat bii ci ndax maa ngi yëkkati ay bloc ci jën ci ay bloc da nga naan déedéet mais nag sant yàlla daal mais tamit aussi ñu ngi koy ñaan bu nu amatee combat muy mbëri Bawol yëpp ku ci tàkk ngeen tamit aussi waaw mu jàppale ñu quoi. waaw loolu du yoon quoi loolu ci luy rëy lam ci la bokk quoi ci luy rëy lam ci la bokk li nga wax dëgg la li parce que ñun ñëpp benn la ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ku waa bu xam nga sport day bool ñun ba ngay gis gars yi booy par exemple amal seen Gris Bordeaux ñaata nu lañu bëre nañ 2 fois mais teewul nan la mujjee mel mënoonoo bëre buñ paree nekkaat buñ paree bokk ndey bokk bàyyi mujjee quoi mais ay pas man du ma bëre kii parce que lii sama li man d'accord ma ci loolu man boog man personnellement du ma ko def barka alxuraan. waaw en tout cas daal comment li ma ciy wax di ma ci sori loolu li ma ci sori bu baax mais en tout cas d'accord amoon na quoi. xëy na d'accord amoon na ba ñëpp amoon commencé am yaakaar toute la suite ñu promoteur bi si li ko daal ñu koy ñaanal yàlla suñu borom génne ko ci jàmm quoi mais Modou Lo moom ku dul Ama Baldé sax mun na ko defal bagage man xam Ama wax jaa bëri rek mais du pap yàlla xam na ne wax jaa bëri rek mais du Papa Ndiaye gayen du dara non man waaw lu ma gëm la quoi parce que gis naa ne bëri baa nga ca te doole jàng ca macha allah quoi waaw gis naa ne moom mun naa daan ku dul sawaay sax ku dul Ama Baldé quoi waaw mun naa bëri kay Tapha Tine mun la bay na adversaire ay mel ay ñoom Tapha Tine ñoom ñëpp ay ñoom Boy Niang xam nga waaw loolu lépp ay combat la quoi waaw. waa tax si waaw gars yi waaw noonu la demee nag parce que comme li ma la wax rek nee naa lamb léegi moom gars yi lu nooy la ñuy wér. mais Tapha Tine moom ñu war a mën a bëreet bari na ci lamb yi. Tapha Tine def si ponk la mu toll ni moom Tapha Tine doo ko ba xam nga ba yàqaar kanam bépp su ma doon maay moom dama dem jël sama avance xoolal sama kii de sama nan sama revanche kay. billaay ba mu dee moytu kat ba mu boobu le maa di mën a ama seen te waaw est-ce que loolu lay daw. man de xam naa ne xëy na damu taw commencé bëgg na jël ama seen naa koo kaay ama seen daal ko barke de moo njaay nga bëgg naa ama seen kaay waaye na bàyyi yooyu waaye gaañ te dem jël Tapha Tine gaañ combat bi gis kaw lan yóbbu ci macha allah xam nga ci affaire yi xam nga mais da ciy jàpp quoi ñun xeebulu dara na ñuy jàppale ak tamit aussi fi ñu dégg tamit aussi quoi ku ci mel ni suñu papa Xaadim waaw di ko lancer appel mais xam nga ñun xeebulu dara mbir mu daw moom comme ni ma ko waxee rek mais nag gémmaane xëy na buñ góorgóor ba ci kanam xëy na yàlla jàppale ñu gémmaane lépp luñ soxla ci làmb day yomb quoi mais actuellement nag fii nii ñuy toll nii lan war a mën a jàppale quoi nga xamante ni liñ lay fay presque mooy loolu xam nga kon fi la jàppale bi war a kii quoi boo demee nag ba millions yi ñëw su booba sax mën na egg say xaalis nii dem jan bi lu du dara ci ñun quoi mais actuellement nii moom mbiru ndam moom li muy daj mënuma la ko sax wax gayen lan ngay lancé ñëpp bépp supporter je dis bien bépp supporter boo xamante ni moo ngi lay seetaan. waaw li ma ci wax mooy ñun lam lañu am lam lañu bëgg quoi tamit aussi te billaahi wallaahi maa la ko wax fii tey gis nga bés boo toogoon ba lamb dee wallaahi wala si bari di nga mere ko la defu dara parce que xoolal am na ñu bëri ñoo xamante amuñu métier lam lañu yaakaar am na ñu doon agressé ñoo xamante da doon agressé yor guddi ñuy jóg léegi bàyyi nañu lépp ndax lamb yaa ngi dégg kon buñ fexee ba lamb dee gi ñaa ko alxuraan koy mën ko rëccu li may damay lancé appel ñi nga xamante mooy autorité nekk ci réew mi li ko commencé le président na ci jàpp parce que tamit nag ndaw yi tamit amuñu gën waraat gu bëree bëri yoo xoolal boo demee seen sa ñaata licence fa nekk kon nanu jàppe fex ba kii ñëw le autre kii bi ñëw waaw parce que boo seet
football bi xam nga ne football Sénégal moom xam nga ne demut fenn fu mu jëm. est-ce que da nga dimbali rek tax ngay classe superviseur yi sëñ Saalé football Sénégal demut fenn même Sadio Mané da nga ciy dégg. est-ce que du Sadio Mané dafa dund loolu li ñu dund rek ñoom. moo dégg nga ma la ne. football bi. ay booy ci boo seet ay ñaata personnes ci réussir boo seet ay 10 personnes. mais yow lam moo loolu laa la wax. noonu ñu jàppale lam ji nañ jàppale lam ji laa la wax. barki la billaay wala ni jàppale lam ji. waaw lam la nu moom nan ko fonk. mooy suñu sport national. moo dafa yàgg loola ci sunuy maam la. nan nu jàppale lam ji laa la wax te bañ a xuloo lam bañ a xool lam di dee bu lam dee dañ ko rëccu de ah baax na nag. Armé ndax am na gel. ndax am naa gel. non man actuellement. waxal loo xam de. actuellement ñu ma am gel waay. yàlla tere. waxal loo xam bu ma amee gel gaa yi ree ma. de mu ngi lay seetaan de. woo su ma amee gel actuellement nii gaa yi ree ma. waaw actuellement nii kii gayen li ma gaa yi sos mooy. un traitement tête nelew ba ca kanam ma doog am gel nag. li may bañ mooy ku ma jël PV naan ma élèves yaa ma di problème. booy bi daal sooy en tout cas daal comme ma la waxee rek. boo nekkee xale moom nekk ci yoon. yow yaa xam li nga bëgg. ñun lu leen ñuy gis lu ne nag tamit dañuy gis lu ne wallaay wal asim wallaay da ngay gis koo xamante mais da ngay xam ne kat xaaral kii xëy na boo bëggam moo toll foofu quoi yaa ngi dégg parce que tamit foo amee benn soppe bu nekk am ko benn noonu mais nag boo nekkee nag nekk xale nekk ci yoon tamit am yow yaa xam ne nga bëgg quoi yow yaa xam ne nga bëgg tamit bu ñëwee tamit nga xam fa ngay yem ak ñoom quoi loolu rek mais ñun actuellement suñu objectif mooy waaw lam yi lañu gën a chiffre ni ay affaires yooyu quoi waaye bu ndewee nag ba tollu ci nag bu ko defee sama grand yi waa wax ak ñun neenu acca yaa am gën a xam. mu ngoog mbokk yi ñoo ko déggandoo kon lan ngay tàggatoo ak ñi lay seetaan ci Baol Média Production. waaw damay santaat yàlla suñu borom alaaji di santaat sama ñaari waajur bu baax a baax di leen sant ci déplacement bi parce que Baol tamit aussi sori na xam nga ngeen def déplacement ndax Armée 2 man amul lu yéen kon ma la ko waxee bu njëkk ba amuma lu yéen mënu maa dem bàyyi leen mënu ngeen a dem bàyyi noonu xam nga kon dama leen di ñaanal site bi dem ba nekk télévision ci barke Serigne Touba yéen a xam li ngeen bëgg yàlla suñu borom def yéen a ci xam li ngeen ci bëgg rek yàlla suñu borom defal leen ko ci barke Serigne Touba te yéen a ci nag quoi ay ndaw lan dara jomb leen gaayeen góorgóorlu affaire bi moom li ma lay wax rek loo ne ci àdduna gëm ko rek loo gëm tamit aussi moom da nga ciy am réussir quoi kon damay ñaan yàlla suñu borom quoi di santaat nag ñi nga xamante ni mooy sama ñaari waajur sama papa ak sama yaay sant naa leen bu baax a baax di sant tamit parcelle gi ma dégg rawatina inte sat di sant sama yaay sama maman Fatou ma fayam barki Serigne Saliou Mbacké man jooyu ma yaay jooyu ma papa gaa ñoom ñu ngi Bawol man maa ngi Refane maa ngi Dakar kër gi dañ maa def kër gi sama kër la léegi ñëw nga gis ne le paa bi wax walla xam na ne sama lekk ak sama man fu ma mën di dem sax fu ma mën di dem man damaa dem ba xam nga mooy loolu quoi fu ma mën di dem su ma ñëwee sama lekk lépp ci biir laa koy fekk man jënduma añ jënduma reer jënduma dara te loolu yombul ci Dakar yaa ngi dégg nga nekk ci tamit nekkal ñoo xam te ay parce que ay locataires comme ñoom xam nga ñu def la noonu quoi kon maa ngi di sant bu baax di sant sama papa Moussa Sow aw ma fay am di sant sama mère yi ma dëkkal ko ci mel ni mère Ceka di sant tamit sama maman Maguette Mbow maa ngi koy sant bu baax a baax di leen gërëm saa yu ma gën fii damay jooy parce que ni ma def la dama def comme seen doom bi nu jur dañuy toog seen toog naajement dëkk yoonu seen xaajur ji ma ci biir néeg bi dama joxoon sunu bër sama doom Armé kon loolu lu rëy la quoi kon maa ngi sant di leen ñaan yàlla sunu borom yàlla jàppale ba yéene bi ma am ci ñoom bi ma am sama ñaari waaju yéene boobu la am ci ñoom di sant sama tante bu baax a baax aw ma fay am sama tante maa koy sant bu baax a baax ndeysaan fu ne damay xëy di woo dama nimee ko aw ma fay am maa ngi sant bu baax di sant tamit aussi sama papa Cheikh Neymar aw ma fay am maa ngi sant sa père Mame Youssou maa ngi sant bu baax di sant sama grand bi sama papa père Aliou maa ngi sant bu baax di sant sama papa Bekay Diouf aw ma fay am du ma tay di ko wax parce que li mu def ci combat bi xam nga maa ngi ko sant bu baax quoi jël yóbbu ma voyage ma ñëw préparé ba xam nga comme boo ma gisee sax xam ne mooy loolu mais nag maa ngi koy sant bu baax amu fayam di sant tamit Thiely maa ngi koy sant di sant Boyad di sant Assane Ngom yaa ngi dégg di sant Mame Laat amu fayam di sant Modou Thiaw di sant tamit aussi Juma amu fayam tamit wax dégg gis naa ko sonn na ci man tamit laat fay xam nga Aliou Pène maa ngi koy sant bu baax moom tamit jàpp na ci biir yi quoi jàpp na ci bu baax a baax amu fayam barke Sëñ Touba
maa ngi sant tamit Baye Souley Diaw sama papa la di sant Baye Bakar ñoom tamit jàpp nañ ci affaire yi wax dëgg naa yàlla di sant sama bajaan maa ngi koy sant aw ma fayam di sant tamit Awa Ngom yaa ngi dégg di sant tamit sama bajaan Khady aw ma fayam Père Lat Diouf Serigne bu armée ak Abdou bu armée ak Bat bu armée ñoom Sam xam nga Pape Lacrosse maa ngi koy sant bu baax sonn na ci ndeysaan xam nga di sant Pape Diop tamit sonn na ci bu baax a baax xam nga di sant sama papa Père Koumi waaw Père Souley Père Salpuy moo jaar fii xam naa sa après boo paree après naa la fa yóbbu gaayen mu defa leen kii bu baax incha allah waaw Père Salpuy maa ngi ko sant bu baax am ma fay am gaayen waaw di sant sama mbokk yi nag yi ma ñu teew fii gaayen macha allah kay bilaahi Cheikh Sow xam nga waaw xam nga rek la kon mbokk yi armée moo ngi sant Cheikh Sow Latif Gueye Thiamel Sow Abdoulaye Thiam Amadou Aw Yong Mbër yoola Yongour Yangour Mohamed Sow El Hadji Cheikh Abdou Daniel parcelle 1 ba 26 ak Bawol gépp liste bi xëju fii temps bi permettre lépp santal ñëpp xam nga ak laay gis Cheikh booy bu kii la ak Xaadim di sant son na ci ak folo sama rak xam nga billaay no gars yi doo son ci man bëri wallaay wal asim doo son ci man maa ngi leen sant bu baax a baax li ko tàmbalee parcelle 1 ba 26 bàyyiwuma kenn di sant waa Bargny bu baax a baax aw ma seen fay di sant tamit gami gi ma demoon yaa ngi dégg ay ñoom Cheikh Omar ñoom Sosin mafia boobu yëpp waaw marché Gueule Tapée aw ma seen fay maa di sant bu baax a baax di leen gërëm quoi waaw bàyyiwuma kenn quoi bilaay walaay sant naa ñëpp gërëm ñëpp di sant tamit alaaji ñaari alaaji yéen ñaari seex yi sant naa leen di leen jaajëfal ak maam Sall sama doomu ndey quoi sant naa ñëpp gërëm ñëpp barki maam Serafal yàlla baax na ak yaawu gaa yëpp daal Cheikh mu ngoog mbokk yi ñoo ko gisandoo lii moo nekkoon seen émission sama mbër fii ci diwaanu Parcelles ñu àndoon ci ak armée numéro 2 bu écrit Rock Énergie dama leen di wax saa su nekk rek ni rek lay demee ci Bawol Média Production tey El Hadji nekk caméraman suba mu nekk reporter ñu ànd ak Papa Salih Sow sunu assistant di leen jox rendez-vous ci seen beneen numéro sama mbër dans très bientôt te ngeen abonné gars yi bu leen fàtte loolu parce que dama wax ne su ngeen bëggee lamb ju neex ak reportage yu am solo qualité vidéo bu set fii rek la du feneen